ci yéenekaay yi. ñu ànd ceeg Barthélémy Ngom. dal leen jàmm Aminata Touré mu ngi gën di soriyanto kii di Macky Sall loolu moom mooy titre yéenekaay bi di Walf Quotidien yéenekaay bi daal di dellu siwaat ci relation yi dox diggante ki fi ne woon njiital conseil économique social ak environnemental ak ñi mu duppee ay symbole bu alliance pour la république sama naataango bi dem ci page Facebook bu Mimi Touré la mu ca gis moo di Mimi dafa jël photo ba mu ca njëkkoon def mu di benn photo boo xamante ni mook njiiti réew mi ñoo ko bokkoon mu daal di ko dindi def photo boo xamante ni moom rek moo fa nekk yokk ci photo bu bees bi mu def fond bleu moo ca nekk du beige marron di couleur bu alliance pour la république yemu ca ndax Aminata Touré léegi am na slogan boppam restons engagés pour le Sénégal loolaa tax yéenekaay bi jàpp ne Mimi daal mu ngi gën di sori kii di alliance pour la république ak njiitu réew mi Macky Sall waaye ci bi muy sori ci la Idrissa Seck di yegsi ci wetu Macky Sall yéenekaay bi di Le Quotidien jàpp ne ab alliance la bu dox diggante Macky ak Idi waaye nag teewul ñooñu Idrissa Seck yi di wéy di wax dëgg kii di Macky Sall Déthié Fall di vice-président au parti réew mi dafa jàpp ne vision wu Macky dafa war a jóge Diamniadio moom Déthié Fall dafa jàpp ne phrase ba nga xamante ni moom la Idrissa Seck waxoon fekk mu nekkoon tête de liste départemental bu coalition Manko Taxawu Sénégal fële ca Thiès ci élection législative yi ñu doon amal ci atum 2017 ba léegi phrase boobu mu ngi d'actualité Idrissa Seck dafa newoon gisul benn infrastructure bu émerger te loolu dafay wone ne vision bu Macky Sall Diamniadio gii la yem mu di phrase boo xamante ni metti woon na lool régime mu Macky Sall bi dafa demoon sax ba mujj doon ab slogan tey jii nag vice-président au parti réew mi di Déthié Fall dellu siwaat ci phrase boobu tax muy sàkku ci Macky Sall ngir rek mu jóge Diamniadio te xool feneen loolaa tax yéenekaay bi di Le Quotidien jàpp ne Déthié Fall day tibb na suuf sotti ci biir cere ji kenn ci opposant wu Macky Sall yi di Karim Wade yéenekaay bi di La Tribune ne ca Doha la nekk day waaye mu ngi bëgg a soobu ci xeex bi firnde gi sàkku na ci ay lieutenant am ngir ñu waaj terrain bi bu baax ndax ci lu dootul yàgg dana nekk ci seen biir maanaam dana yegsi laata ñuy am lu leer ci ñibbisi Karim Wade nag ñu wax ci communication gouvernement bi ak yéenekaay bi di Sud Quotidien bi ñuy xamal ne Macky Sall dafa nekk di wut formule bu baax bi ak format bi mu taxawal fan yi mu di le gouvernement face à la presse waaye nag ci dëgg-dëgg bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ki nga xamante ni moo di Fernandino Mendy di enseignant en communication fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis nee na am na ay faiblesse yu bëri yu nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci émission bi ci fi ñu ko jaarale ak ci ñi ñu doon waxal ndax gën gaa néew dajale juróom-ñeenti ministre ci kanamu ay taskatu xibaar loolu kenn mënul ko nangu dem na sax ba ne ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngatu ci wàllum communication mënuñu comprendre raison yi waral Macky Sall def lu ne mel loolaa tax mu jàpp ne am na agenda bu nekk ci gannaaw format communication bu bees gàkk-gàkk lay doon ci cursusam en tant que servante de l'État maanaam koo xamante ni dafay servir nguur gi ba tey yéenekaay bi jàpp ne doxalinam tax na ba ay député yu bëri mer dañoo choqué gannaaw ba mu defee Yaay Fatou Diagne loolee dañu gis ne élégance républicaine waroon na mën a tax Zahra Iyane Thiam bàyyi kii di Yaay Fatou Diagne mu dugg teewee ndaje mi ñoom député yi sax dem nañ ba ne Zahra Iyane Thiam na xam bu baax ne assemblée nationale du bërëb boo xamante ni dañ fay ñëw di def ay règlement de compte. Universel Pousse. bokk na ca daal di wàññi taux ya ñuy teg kon ci wàllum lebal ci microfinance bokk na nag ci objectif u jëwriñ gi ñu dénk kon wàllu woowu ci atum 2021 budget nag démb natal nañu ko mu toll kon ci fukki milliards ci francs CFA kon démb ma nga woon ci kanamu député yi dañ ci egsi ci biir xibaar yi étudiant yoo nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di sàkku kon kaaraange gën a mat kon ci wetu université bi démb la ñu doon doxub ñaxtu ngir daal di kon gën a biral yoon ci faatub seen camarade bi di Joël Célestin léegi mat na ñaari weer Mauritanie di màggate ji ci samedi ji juróom-benn fukki at gannaaw ba mu moomee boppam waaye nag fête googu ku ci nekk na nga koy rek daal di gisee loolu itamit nañ ko fecc ci biir xibaar yi tàggat yaram football Sénégal Gambie mooy affiche u finalu tournoi UFOA junior bu zone A lu jëmi tamit ba léegi ci tàggat yaram ci coupe confédération africaine Jaraaf di dalal nigérian yu Kano Pilas loolee nag tey ji ci ngoon lay doon bu juróomi waxtu jotee ba léegi ci ñaareelu pàccu xibaar yi lii yéen kay xëyee tey lay doon ak Barthélémy Ngom Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci xibaaru suba si fii ci rajo Futur Média doore kook Madieng Khary Dieng mi faatu kon démb ca Maroc gannaaw feebar bu ko tëraloon nekkoon homme politique nekkoon na jëriñ ñu dénk wàllum kaaraange bi réew mi ak forces armées laata muy nekk ambassadeur au Sénégal ca Gambie ba Abdou Diouf kon toogee ci boppu réew mi mu bokk nag parti socialiste Madieng Khary Dieng ca Koki la kon ganee si àdduna ca diwaanu
Louga ci 1932 lu toll nag ci juróom ñett fukki at ak juróom ñett la am kon ba muy faatu ñu koy jàll kon ay mbokkam ñaari camion citerne yu fees del ak essence ñoo daal di tàkk démb ca kawoon accident bi ma nga am ba 6 heures ci ngoon jotee ndaxte benn ci camion yi dafa doon kon jël essence ba ci yeneen camion bi di ko dugal ca bosam gannaaw ba benn ci ñoom nekk ci pan ci wetu benn virage am na nag nit yu bëri yu ci ami gaañu gaañu nag yóbbu nañ leen ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack suñu ndaw bu ñu toogal foofee di Ibrahima Diame moo joxe bi les xibaar beneen lakk bu am démb ci àjjuma ji itamit ba 7 heures ci ngoon jotee ci wetu technopole Pikine foofee nag amul kenn ku faatu waaye nag lu bari ci ay hectare kon jëme ko ci wàllum suuf moo daal di tàkk ba jeex sapeur pompier nag ña nga fa woon fay nañu lakk wa waaye nag ba léegi xamuñu lan moo ko rek daal di indi danañu dellu si ci xibaar boobu ak suñu ndaw ba ñu toogal foofee ci banlieue bu Ndakaaru di Nongoka ñu daal di wàññi taux d'intérêt yi ñuy teg kon ci bu ñuy leble ci wàllum microfinance waaye tamit daal di teg foofu lu jëm ci service bu mucc ayib loole nag moom mooy bëgg-bëgg jëwriñ ñu dénk wàllu microfinance ak économie solidaire démb nag natal nañ ko budget mu ëpp kon fukki milliards ci francs CFA ma nga woon kon ci assemblée nationale moom jëwriñ ji di Zahra Iyane Thiam ñu déglu ko ci micro Amadou Sabarba. atum 2021 bi mooy nekk at boo xam ne maanaam dañu war a relever défi ci acteurs économiques yi bokk ci lépp loo xam ne rek day nekk jënd ak jaay bu am solo bu am maanaa ñu nekk ci ni leen di état bi di taxawalee moo xam aussi défi ci wàllu encadrement ci wàllu organisation mais surtout ci wàllu baisse wàññi taux d'intérêt yi nga xam ne aussi wër nañu Sénégal mais fépp fu ñu dem dinañ ne nañ ci am taxawaay loolu nag dinañ ko def am nañ yaakaar ne dina nekk ndax li ñuy wax loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire xaatim nañ ko ba pare te dina tënk lii yëpp ma wax tënk na ci ban yoon lañ ci war a jaar am nañu aussi l'aide de politique sectorielle de développement microfinance ak économie sociale et solidaire am na ba pare am na beneen instrument bu ñuy wax FONAMIF boo xam ne créé nañ ko bëgg nañ mu bokk ci liggéey boobu donc loolu lépp bu ñu ko dëxëñee tënk ko ak budget bi nga xam ne jox nañ ñu ko pour 2021 ak yeneen xalaat yoo xam ne dinañ ko def ci suñu biir jàpp nañ ne li ñu président Macky Sall sant dinañ ko matal te mooy képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi di yëngatu ci koom wala bëgg a yëngatu nañu fexe fu ñu nekk ñu jàppale la rawatina ci ndaw yi kon loolu dinañ ci taxaw. Assemblée nationale nag dañuy wéyee seen séance plénière yi tey jii ci samedi ji bu 9h jotee danañu natal kon budget jëwriñ ngi ñu dénk wàllum njàng bu kawe mi ak innovation tey jii ci ngoon nag bu 15h jotee jëwriñ ngi ñu dénk wàllum tàggat yaram moo nar a taxaw kon ci kanamu député yi jëwriñ ngi ñu dénk wàllum forces armées mooy woo askan ya nekk kon ci dëkk yi nekk ci frontière wu diggante Sénégal ak yeneen dëkk wi ngir ñu gën a mën a liggéey ak force de défense yi ngir matal lu jëm ci wàllum karange foofee maître Sidiki Kaba démb da doon kon teewee lu jëm nag ci tëjub manœuvre militaire yi amoon foofee ca Falémé ci atum 2020 ca Tambacounda Moussa Oumar Gueye. xeetu l'entraînement bi ñu duppee manœuvre Falémé 2020 yegg ci cappaandaw li kii di général de division aérien chef d'état-major général des armées Birame Diop daal di xamle ni liñ ci doon séntu yëpp daanaka am nañ ko manœuvre yi daf leen dimbale ñu xool lépp lu jëm seen wàllu natt seen doole rii war na leen itam dañu war a gën di saafonte ci wàllub liggéey bi diggante armée gendarmerie ak sapeur pompier ak police ak eaux et forêt ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu woowa waaye itam ba tey di tàllal loxo askan wi mooy ministre des forces armées di maître Sidiki Kaba. Le président de la République lu mu bëgg mooy di sénégalais yi nañu xam ne que seen sécurité ñor na ko ndax Sénégal réewum jàmm la pour mu yàgg force de sécurité et de défense ñoo ko mën a as di gërëm kilifa diine yi ak kilifa aada yi maanaam population di bundu parce que puisque ci Sénégal oriental la bundu mais population tamit di ñaani di wuli et di gajaga ci soutien bi nga xam ne yeneen ko apporté suñu armée parce que sécurité ñun ñëpp a ko bokk affaire force de défense et de sécurité rek di collaborer
ak force de défense et de sécurité yi day gën a tax ñu gën a défendre Sénégal. gouverneur bu diwaanu Tambacounda moom ginnaaw bi mu rafetloo li fi jot a xew li nga xam ne dalal na xelu askan wi ci wàllub kaaraange mu tàllal loxo askan wi di leen ñaan lépp lu jëm ci wàllub renseignement ñu koy partagé ngir gën a mën a toppatoo kaaraange askan wi. VIP day bi nga xam ne amal nañ ko ci Goudiri nekk na occasion ngir ñu amal défilé roppalaan yi teewoon ak engin blindé yi ak commando yeeg yeneeni xeet yëpp daal dinañu dox foofule wan askan wi ni tey ji dikk nañu ngir saafonteeg ñoom. Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. reportage Mog Moussa Oumar Gueye lu jëm ba léegi ci wàllum kaaraange fii ci Ndakaaru étudiant ya nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag ñoom ñoo doon doxum ñaxtu ni ki démb ngir sàkku kon nañu gën a dëgëral kaaraange gi ci wetu campus gi rawatina nag ci cité Claudel démb nag manifestation bi ci canal 4 lañ ko doon amal ndaxte zone boobu yéen a ngi fàttaliku ci ñaari weer ci ginnaaw kenn ci ñoom dañu agressé woon kon ba faat ko kenn ci ku yor kon kaddu kon étudiant yi Pape Abdoulaye Touré lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ramata Anna. tey ñu teewoon ci doxum ñaxtu bi pour ñaawlu li nga xamante ne moo fi jotoon xew fan yële ñu génn muy suñu benn camarade étudiant bu nekk naam université Assane Seck bu Ziguinchor waaye ñëwoon fii vacances waroon delluwaat ci diggante bi lu ko fi dal ko fi ñu agressé ko fii ci côté canal 4 bi bu mu jaaree fa ñàkk bakkanam waaye man damay dem fu gën a sori ci agresseurs yi di leen wax ni suñu biir campus social yii violence a ngi fa chaque jour ay étudiants nekk fay victime na ci autorités yi jóg na ci autorités yi wax. université Cheikh Anta Diop de Dakar ak yeneen universités yu ci Sénégal yëpp autorités yi nañuy jël seen i matuwaay parce que insécurité bu am à l'intérieur des universités lu ci njëkk mooy surpeuplement bi fa am université bu war a jël capacité d'accueil lu matul 30 000 places nga dugal fa 100 000 lu fa am ci insécurité yaa ko fa def donc Cheikh Omar Anne le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation politique bi nga lal pour enseignement supérieur mi ngi yàq enseignement supérieur xoolaatal sa taxawaay rey nañ fi suñu camarade étudiant jotuma benn information buy wane que ni sol na dàllam dem jaale ay mbokkam man de jotuma information boobu te moom moo waroon njëkk a sol dàllam dem jaale ji étudiant boobu nga xamante ni buñ koy boom fekk na mu réussir concours des eaux et forêts am bii la waroon nekk mu nekk enfant unique nekk soutien de famille tey amul benn autorité bu sol dàllam dem jaale ay famem dem taxawu leen donc ñu ngi ñaan les autorités yi nekk ci réew mi nañu sol seen dàll parce que mieux vaut tard que jamais. lu jëm ci wàllum terrain yi ni mel ñu wax léegi ci toj bi ñu tojoon kon lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróomi kër foofee ca Diamniadio léegi loolu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ci atum 2018 la woon ñaari at gannaaw opération yi nga xamante ni waa DSCOS ñoo ko doon amal DSCOS di direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols ñaa loru woon ci mbir mi nag ba léegi ña ngay xaarandi ñu jox leen seen ay suuf dem nag tax ñu jano ak taskatu xibaar yi rek daal di fàttali président Macky Sall kon la mu rek lañu ko waxoon ci mbir mi ñu déglu ci Abdourahmane Sow moom nag moo yor. le préfet du département de Rufisque ndax taxawaayam il est très républicain te dañuy waxtaan ak ñun ak actuellement le directeur des domaines de Rufisque kooku tamit ñoo ngi koy sant parce que bi mu ñëwee ba léegi dossier baa ngi avancé ñoo ngi waxtaan ñooñu ñëpp ñu taxaw lañu pour ñun ñu delloo ñu suñu yëf mais ngalawaay ñi ci kaw a kaw nañ ñu bàyyi ñu jox ñu suñu alal mairie bi nag ñun amuñu lenn lu ñuy wax ak ñoom sant ñu leen gërëmuñu leen parce que dañ ñoo bàyyi ak suñu xeex loolu ñu bàyyi ak suñu xeex nag ñoo ngi koy jël teg ko ci loxoy yàlla teg ko ci loxoy président de la république di déglu nag kàddoom moo waxoon nañ ñu jox ñun fi mu ne nii tëkk nañ ñu jox suñuy këyit ñu dëkk ci tranquillité ñu bañu jëpp si nañu batte yàlla tax mu dem tali la ko song na dem tal loolu te bañu. juróom-ñetti waxtu jot na ci studio Eva Mbaye ba teg fukki simili ak ñaar. RFM rajo askan wi. Kaffrine Dakar bokk na ci ñaari diwaan yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a daal di am ay kon jafe-jafe ci xale yi nga xamante ni ñoom ñooy rek daal di yalwaan am na nag projet bi nga xamante ni dañ ko rek daal di dugal ngir gone yi ñuy mën kon di daal di def ay tàggat ci daara bokk na ci fukki daara ak juróom waaye tamit du toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki gone yu nga xamante ni nañ leen rek daal di tàggat ci wàllu woowu ci loolu dañuy déglu Fama Socé Ndiaye moom mooy yor kaddu secours islamique bu France ñu déglu ko ci micro Oumar Ndiaye. lancé projet bi ñuy wax Tawde muy inclusion des talibés en fait lu waral projet bi mooy dañu bëgg a defaraat baax na de mais dañu bëgg a defaraat mu gën a baax au niveau des daara yi ñu xam ne yi ñu copté
10 à Kaffrine 5 à Dakar ñu fexe ba daara yooyu noonu mu gën a baax maanaam warul am xaajale entre xale yi nekk ci daara ak xale yi nekk ci école donc dañu bëgg ñoom bu ñu génnee ci daara yi ñu am métier boo xam ne kenn du leen ko imposer mais ñoom ñoo koy choisiral seen bopp ko defee ñu fexe tamit ñi nga xamante ne ñooy autorités yi bu ñuy defati loi wala bu ñuy defati lépp loo xam ne dafa concerner xale ñu boole ci xale daara yi projet bi ma fàttali ne du Dakar du Sénégal rek mais dafa am beneen wàll boo xam ne Mali parce que SIF ONG international la waaw projet bi dina impacter 750 xale fii ci Sénégal ak 300 xale ci Mali. ñu wax ci ñi nga xamante ne dañuy rek daal di faatu bu ñuy kon mucc mu nekk li nga xamante ni lu nekk la Sinthiou Bambane ci nekk ci diwaanu Matam lu jëm nag ci wàllum bilan ci bu jigéen wanee lor ak yi ni mel dañ doon dox ñoom soxna yi ba Ourossogui waaye loolee nag léegi dañuy rek daal di toog seen gox ngir mën ko fa def ñoom soxna yooyu nga xamante ni lu toll ci juróom fukki kilomètres lañ doon dox ngir dem xooli seen wér-gu-yaram ki fi nekk directeur général bu douane di Omar Diallo maye na fa appareil échographie Ali Bandel Nianga. lu ëpp juróom fukki kilomètre ci oto yu màgget ngir wutali l'hôpital bu Ourossogui wala l'hôpital bu Matam moo di jafe-jafe bi nga xamante ni jigéen ñu wéri lu ñuy yàgg nañu jànkonteel ak moom luy bilan de santé foo kon nga dugg ci ba ndaamar yooyu daw fanaan wala yendu ngir mën a jotandi ci fajkat yi mu di nag ab calvaire bi nga xam ni tey jii mën nañu jàpp ni saafara am na ci njàppandalu ki fi ne woon njiitalu douane sénégalaise colonel Omar Diallo mi nga xamante ni ab appareil échographique bu yanj la indi ci poste de santé bu Sinthiou Bamambé As Thiam mooy infirmier chef de poste dëkk bi. njëriñ la bu ñëw ci askanu Sinthiou Bamambé Banaji ak lépp lu ko wër xëy njëriñ bi mooy njëkk population bu toll ci 18000 habitants bët bu set da nga war a def un bilan de grossesse jigéen ñu war di jógee ko Sinthiou Bamambé di dem ba Ourossogui wala dem ba Matam pour defi ay échographie su fekkee ne yàlla dogal na ay nit yombal loolu ñu ñëw ba Sinthiou Bamambé yombal ko nit ñi nga xam ne ni dootuñu dem foofu di fa jënd añ di fa jënd ndox di fa jënd leneen appareil bi ñu fekk ko fi dëgg-dëgg loolu fulla la fayda la ku ko def dañ ko war a sant dañ ko war a gërëm man loolu laa xam wér-gu-yaramu askan bi dafa jar lu nekk loolu moo waral ku ciy def loo xam ne lu am njëriñ la dañ lay sant bu baax dañ lay gërëm monsieur le directeur général en tout cas on vous remercie beaucoup. bi mu jëlee retraite daal di bawoo douane sénégalaise Omar Diallo dafa kon réorienté wu ci wàllum social dimbali askan wi Sinthiou Bamambé wi nga xamante ni génn nañu ak doole ngir sargal ko ci jéego bi nga xamante ni def na ko ngir jàppale jigéen ñi mu amee kon ci teewaayu premier adjoint au maire bu Sinthiou Bamambé mi feggoo woon ak sous-préfet wu dëkk bi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fi ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel ñu jógee Matam dem ba Kaolack foofee nag lu jëm ci wàllum ndox mi nañu koy rek daal di yore rawatina nag ci gox-goxaan yi monde rural bi danañ ko rek daal di xayma fileek ñeent jàpp juróomi weer yi ñu dëkk ma loolee nag directeur général bu OFOR moo ko rek daal di xamle OFOR nag moom lañu dénk lépp du jëm ci wàllum forage ruraux yi mu nekk ay yeesal yu ñu rek nara tekk ngir daal di nag lijjanti lépp luy jafe-jafe ci jot ci wàllum ndox ci yenn ci diwaan seeni ndaw lañ ciy déglu ci micro suñu ndaw ba ñu toogal foofee ca Kaolack di Ibrahima Diamé. En tout cas ñu ngi leen di suivre parce que ñun chez nous am nañu une direction du contrôle de l'exploitation yoo xam ne dañuy def des missions ponctuelles. Ensuite chaque année am na donc un audit technique qui se fait un audit également financier. Ensuite ndox mi nga xam ne bii également ñu ngi koy jox nit ñi y a des analyses yoo xam ne dañ leen di demander c'est vrai que mënuñ leen ko demander systématiquement fi mu nekk nii parce que am na loo xam ne lii war nañ ko placer au niveau donc bonne station muy ay pompes doseuses des unités de coloration bés bu unité yooyu dajee danañ am jumtuwaay yu mot pour mën a jox nit ñi ndox moo xam ne bii chaque mois ñu leen ana résultat bi te bu ñu jëlee résultat bi ñun dañuy jël des laboratoires extérieurs pour ñu def contre-expertise pour xool ne donc est-ce que ñoom seen liggéey aw na yoon bien awul yoon. évaluation pour def rapport bi. léegi nag bi loolu yëpp amee coow am fii voilà donc bon président ne avant que ñuy continuer encore ci réforme ci yeneen gox yi nañ arrêté donc bon la sélection def une évaluation. tey évaluation boobu jël nañ le bureau d'études extérieur boo xam ne bii mooy def l'évaluation ça va durer 4 à 5 mois bu paree ñu jébal ko donc bon kilifa gi bu boobaa moom dana xool quelles sont les orientations yi nga xam ne yi dana ko mën a joxe ba mën a corriger rëq-rëq yi nga xam ne yi constaté nañ ko ak kattan bi nga xam ne bii daal opérateurs yi am nañ ko ak population yi
pour mën a accompagner tout cela. ñu wax léegi ci wàllum mbëkk mi jël kaal gi pour dem ca Barça ñu koy duppee nag immigration irrégulière ak jafe-jafe yi ñu ci rek daal di nemmeeku kenn ku ñu ràññee lool ci wàllum làmb di Modou Lo di rek ñaax kon ndaw yi ngir ñu daal di des ci réew mi waaye tamit di sàkku ci wayjur yi ñu bañ a kon xoqatal xale yi ci biir kër yi moom nag roi des arènes mi ngi sàkku itamit ci gouvernement bi ñu daal di def seen kéemtalaay kàttan ba mën a wutal xëy ndaw yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci koñ yi nekk ci kër yi Modou Lo nag démb da ci doon janoo ak taskatu xibaar yi ñu teewlu kàddoom ci micro Pape Balla Gueye. dafa am lu fi xew encore muy mbëkk mi waaye suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal yu bari des ci ñooñu ñoo leen di ñaanal yàlla xare leen àjjanam parce que ñoom ku ci ne ba ngay jógee teraanga moo la taxoon jóg jàppale say waajur waaye tamit dafa am lu ci am parce que am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngalee du xaroo parce que ñi dem teraanga moo leen tax a jóg comme ni ma ko waxee mais lu ñuy dem bay méngalee xaru rek lu jara xolaat la metti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents yi am nañ ci responsabilité muy nañu bàyyi xam nga jeune chaque jour yi nga xam ne dañuy ne ci kër xam nga amu njëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom na la mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg puisque ku ne xam na ni dem ci gaal ay millions de kilomètres loolu c'est risqué dañ leen di ñaaxaat état bi lu ñu doon def ñu góorgóorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey puisque juddoo fii màggee fii tekkee fii am na te am na ñi nga xam ñooy fii la ñu nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu mu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fii màggee fii tekkee fii am na waaye ku nekk fi yàlla dogalee sa tedd ñu bàyyi ko xel xam nga yenn risques yi c'est metti na trop trop. mu nekkoon kon Modou Lo roi des arènes mbër bi dëkk kon foofee ca Parcelles Assainies ci xibaaru bi ci réew nag bokk na ci tey ji ci samedi ji ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru novembre waa Mauritanie tey di màggal juróom benn fukki at gannaaw ba ñu yegsee ci indépendance waaye mu nekk événement bi nga xamante ni ku ne nag na mu koy rek daal di màggale ca dëkk woowile bu nekkee Mouhamed Diop teew na ñu ànd ak moom ci loolee ndaxte ñu gën a bëri ci doomu Mauritanie te dañoo jàpp ne bésub deuil national la bon Mouhamed Diop teewul dañuy ànd ak moom ci suñu yeneen i xibaar 8h jot na ba teg ñaar fukki simili. xibaaru tàggat yaram ñu ànd ceeg Malal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu door xabaar tàggat yaram yi ak tournoi IFOA zone A bi Sénégal qualifié na ca final moom ak Gambie ñoo war a kon daje ndax ci àjjuma ji Gambiens yi dañoo daal di kon daan waa Guinée Conakry 2-1 ci waxtu boo xam ne Sénégal daan na équipe bu Guinée Bissau ci série de terrain bi juróomi bal ci Sénégal ñeenti bal ci équipe bu Guinée Bissau boobee final kon jàpp nañ ko gannaaw dimanche ji foofa ca stade Lat Dior bu Thiès. football ci wàllub lii di coupe CAF Jaraaf dina laale ci samedi gi ca Thiès foofa ca Stade Lat Dior ak équipe bu Kano Pirates bu Nigéria mu jëm nag ci premier tour éliminatoire coupe CAF ci wàllu Ligue des champions itam ñu jàpp ni équipe bu Teungueth FC moom yegg na ca Gambie daanu fa laale ak waa Army Force bu Gambia mu bokk ci premier tour préliminaire bu wàllub Ligue des champions africaine Ligue des champions booba ñu jàpp ne Al Ahly moo ko jël ndax moo daan ci àjjuma ji équipe bu Zamalek bi ca Caire 2-1 la daal di rek mujj Boniface Ndong moom bi entraîné xale yi nag nee na xolam sedd na bu baax a baax waaye kii di Youssou Ndoye nekkoon capitaine ba itam yëkki na ci ay kaddu. mooy joueurs yi après coach staff bi yëpp xam nga parce que pour man tey jii xam nga on a fait un boulot excellent si équipe bu jeune bu mel nii ba pare amuñu benn jour entraînement ñëw def bilan bu mel nii je pense que xam nga c'est vraiment satisfaisant mais lii début bi rek la c'est xam nga sans gagné guñu dara qualifié guñu sax donc on est venu ici pour def am 3-0 def nañ ko léegi dañuy retourner suñu club bi entraîner xaaral février parce que objectif bi c'est 2021 c'est pas
novembre c'est pas février c'est 2021 donc dañuy xaar ba 2021 incha allah. est-ce que dal na xel pour jom 2021 buñ ci booleeg ñi ci nekkul. Bien sûr instant bi nii li ñuy jéem a def rek mooy jéem a former groupe bu gën a baax possible pour dem pour gagner afro basket bi parce que je pense qu'il est temps maintenant avec tout ce talent qu'on a pour gagner. waaw xam nga 2 premiers matchs yi dañuy jouer ak mën nañu wax ñoo xamante ne équipe yoo xam ñoo leen ëpp niveau donc pour man tey jii en tant que leader de l'équipe. ñu waxtaanee wàllub lamb léegi ak Modou Lo jot naa dajeek taskatu xabaar yi yëkki kàddu jëm ci combat bi dox digganteem ak Ama Baldé moom roi des arènes bi nekk ca Parcelles Assainies dànkaafu na doomu Falaye Baldé ji wax na ci micro taskatu xabaar yi ni bu ñu jàkkaarloo dina ko won lu woo comme ni xeer kàddu Modou Lo yi Pape Balla Gaye moo ko tataan. dama defoon ne am na moom jarul yaakaar puisque lu ñu naan seetu asamaan jarul boo ko tey fas yéene am yeneen jotaay yi nga xam ni man ak moom lay doon te boobaa la baat ak tontu di gën a neex waaye yóbbante galgal ubbu làmb ama kooku waxu mbër la wax rek waaye xam na ni moom man duma ñebe kenn yaa ngi wax yomb na waaye dañ yàlla may dara fekk incha allah loolu moo mën a ñaan bu soobee yàlla. ñun yaakaar bu ñuy am ci CNG bu bees bi moo yaakaar lu ministre am ci ñoom ba teg leen fii parce que am na li nga xam ne yaakaar naa ni ñoom ñoo ñu ko gën a xam amaana ba ñuy nekk ci làmb ñun nekkul ci woon te ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fii te gëm nañ ni incha allah dinañ yokk mbir mi parce que tey gis na ay lu mel ne FIFA di tëgg huis clos NBA yi yeneen kii yu bari ñoo ngi tëgg da soxlawuñu public nekk toog sa kër seraan ko xam nga loolu yëpp dafay laaj organisation moo tax comme li mooy wax chaque fois rek état bi faaw ñu gën ci jàpp faaw ñu gën ci jàpp boo développé affaire yi nga xam ni tey ay yii duñu tax duñu tey bëree mais xam nga affaire bi dafa laal ñëpp partout dans le monde mais tey bu ñu amoon xam nga yenn organisation yi mën nañ di ko def day ko teg toog sa kër seetaan xam nga 3 dimanche rek mën nga ci am li nga xam ne jaajëf lii mooy li gënoon a fës ci xabaar yi jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm ak njiitu réew mi